Après la pluie c'est la galère ak askanu Ndakaaru ak banlieue bi duñu ko weddi ndax kër yu bëri ci ndox bi la ñu yeewoo ndox bi daal di nangu seen kër yi ginnaaw démb ndox bu bëri bu wàcc Ndakaaru ci banlieue bi ak fii ci rond-point Castor gis ngeen ndox bu nekk sama ginnaaw benn moyen de transport moo fi am muy charrette ku bëgg a jéggi gox bi bu dem ci beneen boor bi charrette ngay dugg maanaam fas ak charrette nga daal di yéeg ci li nga xamante ni moom mooy charrette bi mu mën la yóbbu fi nga xam ne moom mooy fi nga bëgg a jëm ci kanam tuuti également dinañ leen yóbbu ci zone de captage ku ko wax di nga xalaat ne ndox bu bëri moo fay taa rawatina ndox bu yàlla tawee donc taw jooju également moo waral ñu defal leen benn reportage exclusif uniquement réservé ou bien dédié aux inondations après le plan décennal de lutte contre les inondations déclenché depuis 2012. 766 milliards ont été déployés pour régler définitivement cette question, mais malheureusement c'est devenu un scandale éternel, comme nous le docteur Abdourahmane Diouf waxee. Les inondations sont devenues aujourd'hui au Sénégal un scandale éternel parce que depuis 10 ans sans aucune solution durable, la preuve juste derrière nous di ngeen ko gis et dinañ gis également des témoignages et des interpellations par rapport ak ñu koy dund. lii dafa métti torop billah wallahi dangay gis nit bëgg a jóg dem liggéey wala dara ndox bi di leen téye lii dafa métti torop barki yàlla. foo jógee. man maa ngi dëkk Jëppal fii laa dëkk Jëppal. léegi pour nga xuus fii noo def. dama mujj gaare pour dem si Brioche Dorée bi jënd pizza dañ ma yónni waaw. saa yi ñoom ngay yónni mënoo dem ak sa moto sax foog ngay jaar si ndox bi. léegi beneen boor bi tamit lan moo fa nekk. beneen boor bi tane na sax mais côté yële ne moo gën a ëpp ndox côté yële mais si biir moom boo wàccee du am ndox. lan ngay wax nguur gi. nguur gi de moom dama leen wax ne moom dëkk bi métti na trop ñuy doxalee ñaano trop ñuy xoolal citoyen yi ñoo ngi jug liggéey da ngay mujj gaare sa moto bi fële pour dem jëndi loo xam ne dañ lay oo sax ñu teg na da ngay taade ne ko téye du loolu. yow livreur nga. waaw livreur laa waaw. sa client yi amoo jafe-jafe ak ñoom. non gisoo sama téléphone nii saa yu ma taxawee day sonné dañ naan noo yaa tey di taade te du loolu ndox baa lay téye dañ lay sonal nguur gi deful dara. ça va yéen ngi si am. waaw sant yàlla bu baax a baax. ci ndox mi nga nekk de. waaw si ndox mi laa nekk nii di xuus si biir marché bi laa jëm waaw. noo dundee rek kii bi inondation yi. inondation bi métti na trop parce que lii moom du dëgg du yoon waaw. war nañ see jàppale bu baax a baax. fan nga jógee. man maa ngi jóge Mbour. il a fallu pour nga dem loo jëm. bi may ñëw pour ma traverser dama xuus si ndox mi waaw. non aw ma ko si mais c'est pas sûr daal lii wóorul de waaw. mu xool inondation bi rek xam ne lii c'est pas normal mu jàpp si rek te yàlla tax waaw. ok jàmm ak xew. waaw bari na ndox loolu ndox mi ndoxu maam yàlla Sénégal dañ doon laaj ndox mais bu wisee sax yenn kër yi inondé mais man sama gis-gis ak sama xalaat bu gàtt travaux Macky Sall yi moo indi lii yëpp ndax bu fekkee BRT yi. waa BRT ak TER beeg yëpp parce que boo gasee da ngay fexe finir sa liggéey nit ñi mën a am fuñ jaar nga calculer waale saison des pluies bi parce que taw maam yàlla kenn mënu koo calculer dara gënul métti gars yi dee ci ndox mi man gis naa ko ci dee sànq rek zone de captage bii ça fait même pas une heure de temps da doon aspirer ndox courant bi laal ko mu dee léegi ci ginnaaw nii ci kanam la fa laa jógee nii wooy mais nag dañuy sant yàlla quoi parce que am na ñoo xamante ne dañuy laaj ndox boobu ba léegi mënuñu ko am seen dëkk. donc danoo gas dëkk bi mais utuñu yoon. waaw non xam nga fu mu toll nii dafa lépp a jaxasoo daal fi ndoxu taw bi demee ba bassin wu zone de captage bi refoulé ndox mi dóor miiru autoroute bi mu daanu dagg tali autoroute bi
oto demul oto dikkul nga war a xam ne kooku métti na daal métti na ak ñi nga xamante ne tamit ndox mi jël na seen kër mënuñu si dara métti na trop. waaw mais nguur gi moo wax leen rek ñu gën a dolli effort rek quoi ñu gën a dolli effort. est-ce que ministre bi am na ku fi jaar wala autorité état. amul benn autorité bu fi jaar ña nga seen kër toog lekk seen i ginaar te loolu du dëgg du yoon te pourtant suñuy baat la ñu war a taxawal foofu ñoom mais ñoom dunduñu loolu daal ñoom bu ñu la soxla nañ la bu ñu paree show pare nañ show lijjantiwuñu ndax kii añ na wala reer na way dem mais xam nga ndox mi ak yenn màgget yi tey sareet yi gis nga yaa ngi koy gis nii ñooy traversé nit ñi traversé ñeen fukk métti na man sama rakk démb hôpital principal lay liggéey Colobane principal la jëlee taxi ba Colobane mu jugee fa dox ba fii zone de captage dafa métti. ñu ngi jëm ci zone de captage bi lañ jëm waaye bala ngaa jéggi da ngay fay 200 waaw 200 ngay fay ndax sareet yi moo la mën a jàllale oto yi danoo indondé mënuñoo yàlla ñu dool tataay yëpp dañ leen baare kër yëpp ndox la ndax moo tax ñu baare tali bi. lu waral loolu ñàkk assainissement bu baax rek ndax ñi waree liggéey bi ñoo def seen liggéey ndax dëkk bi bu doon lii ba RTS nii la mel kon la baat waxi nopp. sama magasin la am fi quoi mais dëkkuma fi mais mën naa ne fii laa dëkk parce que chaque jour fii laay xëy si quoi. sa bagage yi mbaa amul lu ci yàqu. bagage yi kenn suñu doon lim suñu yàqu fii la ñuy jëm parce que y' a plus de 100 télé yu yàqu ay écran placement yu jógee ba Allemagne ak des frigo yoo xamante ni yëpp si biir ndox bi la plongé woon xam nga ñu nekk si di jàppal daawul bagage yu bëri yàqu na. sans téléviseur ay smart TV ay millions yu bëri. ay smart TV ay marques yu baax LG Allemagne lu fay jógee du lu ndaw. kon gars yi nañ defar seen lii nañ xool gars yi fii nekk du man rek a yàqule ñun ñëpp dañ yàqule ay pressing ak ay yëre jàmbur ak ay boutique jàmbur yëpp a yàqu ñu ngi nii tey on est là on bosse pas perte ay millions taxes en plus y a rien ici y a rien qui marche dans ce pays kan moo fi ñëw kenn ñëw fi et buñ fi ñëwee préfet président ak ministre buñ fi ñëwee maire ban dama ko xam mosuma ko gis xam nga buñ ñëwee tamit benn instant député yi bees yi xëy na bu ñu leen falee lii bu ñu ko gisee xanaa seen yaram daw keroog lañ leen fal xaw ma barki dem xëy lii am mais tamit nañ gesu askan wi quoi lii dafa métti ñu koy dund ay yees ay at ñu ngi dund lii dafa doy quoi on est des jeunes dañuy jël ay affaire all around si dëkk bi di andi di liggéey di investir suñu dëkk di jël ay jeunes ñuy liggéey di leen fay chaque mois kii dafa jël ay employé ay xale kii sama bàjjan la kii sama nijaay la on bosse ensemble mais on a perdu des millions démb ay frigo ay télé yëpp dañ ko ak ci kaw suñu dëkkandoo yi duñ jàppale ay plus de 100 télé yàqu fi ñu fi perte ay millions gars yi am na yoo xam ne war nañ ko xoolaat nguur gi nañu gestu booy nañu gestu gars yi li bañ koy prévoir c' était pas pour ay dëkk dañ waxante dëgg zone de captage d' après lu paye wax c' était pas pour dëkk c' était pour juste sànni fi ndox Europe da ngay dem fu nekk mais dafa am fu ndox yëpp di dajaloo Europe mën na taw ay li muy taw fii dem bu ko tawoon Europe mën nga liggéey parce que ndox bi am na fu mu jëm mais fii bu ndaw bi tawee yëpp zone de captage parce que on l' avait prévu pour capter les eaux mais là léegi ay nit lañ fiy toog ndox bi di capter nit yi nañ waxante dëgg on a perdu des millions te kan moo ñuy rembourser c' est pas l' état qui va nous rembourser c' est pas l' état c' est pas le ministre c' est pas le maire ni les députés en plus bah ñooy perte ñu on est là te am na yeneen conteneurs yi ñoom bu fekkaatee nawet bi tam xanaa ñun ñu jéem a bàyyi ma nawet bi jeex ñu jéem a muñ ba nawet bi jeex ñu andi ay bagages teg jaay parce que loolu lañ am on est là c' est dur depuis tout à l'heure nag bon je voyais ay journalistes yi jaar mais bof c' est là que je dois parler et j'ai parlé ah xaw ma message fu muy jàll mais na si nguur bi jot parce que sonn nañ quoi.
gouvernement bi daal war nañoo jàppale ñu si canal bi quoi ak ndox bi yàqu leneen bu baax ay bagages yu bari waaw ay des centaines de mille ay 200 wala 500 000 instant yi nii ay bagages yàqu na fii nii tooy na dugg si magasin yëpp te ndox bi instant yi on dirait que ñu ngi wax ne xaw ma nappe souterraine bi moo fees ndox yi ñu ngi ballee ci biir koñ bi baare nañ fii yëpp def ko ay briques mais ba tey terewul ndox bi mu ngi jaaree si suuf kër yi fii yëpp instant yi ñu ngi inondé. depuis ban heure yéen a ngi commencé di jéem a génne ndox mi. démb depuis ay 19 heures yooyu noonu ba léegi nii tey mu ngi 16 heures 17 heures ndox bi mu ngi soog a commencé wàcc tuuti waaw ba léegi nii instant yi ndox baa ngi dugg bu baax te chaque année nii la day répété quoi année bu nekk dañ koy am 2 fois wala 3 fois. waaw mos nañ fi ñëw benn yoon mais ba léegi non tey moom gisuñu leen quoi gisuñu leen non gisuñu leen sapeurs yi ñoo ñëw taal affaire yi ñu ngi yóbbu ndox bi ndànk-ndànk mais ba léegi dara changé wu la ñu ngi leen di wax daal ñu ñëw jàppale ñu bu baax si ndox bi sonn nañ torop parce que chaque année nii la quoi presque man maa ngi fii nii depuis léegi 2011 2012 ba léegi chaque année nii la dinañ am fi une semaine boo xam ne dinañ ko toog liggéeyuñu wala 2 semaines parce que bii passé ñëw nañ ñu toog une semaine liggéeyuñu mu répété waat encore même chose ça fait encore démb ba léegi ni kenn liggéeyul ñëpp yàqu la ne fii kër yëpp am na ndox. taw yi nga xam ne moo jéggi dayoo am démb dafa am ay jafe-jafe yu mu indi fii ci Ndakaaru waaye jafe-jafe yooyu ñu ràññee ci fii ci zone de captage nga xam ne dafa am bassin boo xam ne bii moom lañ fi def pour muy jël ndoxu taw yi ba pare ñu koy pomper di koy yóbbu ci géej. ma mën a wax ne li tax ñu ñëw fii ànd ak service su état yëpp ak gouverneur u Dakar mooy dañoo ñëw d'abord pour massawu population yi nekk ci zone bi ak population Dakar yëpp yi nga xam ne démb ndox dugg na seen kër wala seen koñ am na ndox indi leen ay jafe-jafe wala yàgg nañu ci circulation bi yàgg boo xam ne bii bu jéggi dayo la ndax rue yi dafa bloqué woon ñoom ñëpp ñu ngi leen di massawu di leen wax ne bi mu amee tamit service su état yëpp kenn nelawu ci ñoom ñëpp guddi gi dañoo liggéey pour indi saafara looloo waral fii ñu taxaw tey jii di waxtaan ak askan wi di ko awalee ci seen télévision yi ak seen rajo yi démb ci ndiggil la ndox mi doon yem waaye tey jii ñu ngi fi taxaw di waxtaan bi ñu visité ba pare mission bi nga xam ne moo jóg tey bi mu demee dem na parc de Hann nga xam ne mare bi fa nekk dafay commencer di déborder mu jóge fa dem ci installation Sénélec yi jóge fa dem cité Bellevue jóge fa ñëw fii ci zone de captage fépp foo xam ne fii dem nañ fa indi nañ fa ay saafara ay solution yoo xam ne yi tey jii nii ci guddi gi ci ngoon gi lañ koy commencer def te am na yoo xam ne yi sax commencer nañ koo tëral parce que cité Bellevue defe nañu commencer nañu pomper fii tamit ci zone de captage gis ngeen ne même courant bi mu amulee fagaru bi ñu jëloon pour indi fi ay groupe électrogène te benn bi verte nii nekk ci bunt bi ñu koy gis muy bu bees tax ak yeneen ñaari pompe yu jaune yu nekk fële ci ginnaaw looloo tax ndox moom ma leen di wax démb mu yeggoon ci ndigg tey jii mu ñu mën a taxaw fii di wax donc solution yi nga xam ne jël nañ ko muy Sénélec danañ fa indi ay pompe yu am doole pour wàcce ndox mi comme ça courant bi mën a dellu si ci kër yi c'est parc de Hann aussi danañ fa indi ay pompe yoo xam ne yi tey jii ci ngoon lay ñëw pour commencer pomper cité Bellevue naka sa noonu léegi tamit wax nañ ne population bi ñëwee nee nañ ñu dafa am ndox yu nekk ci kër gi brigade nationale des sapeurs pompiers dana indi fii fukki moto pompe yoo xam ne yi day ànd ak ay sapeurs pompiers ñuy dugg ci biir kër yi këroo kër di dindi ndox mi di ko indi ci mbedd mi après ñu jël beneen pompe yu jëlee ci ndox ci mbedd mi di ko indi ci bassin bi bi ñu waxee ba pare nee naa leen direction prévention gestion des inondations dana ci yokk yeneen ñeenti moto pompe yoo xam ne yi dañuy dugg ci kër gi pour di ko pomper pour ndox mi ñëw fii loolu defe naa ne su fekkee ne yàlla may nañu suba mu bañ a taw parce que sooy liggéey muy taw li ngay liggéey dafay ndox mi day ñëwaat incha allah demee mën nañu yaakaar ne liggéey bi dana avancer bu baax a baax waaye loolu ma leen di wax yooyu yëpp ci guddi gi lay commencer déjà ci guddi gi lañ koy commencer def. Tout à l'heure en français, j'avais oublié de préciser que pour l'eau qui est dans les maisons, sur requête des populations, et comme on l'avait fait
lors des premières difficultés qu'il y a eu, lors des pluies qu'il y a eu il y a 2 semaines de cela, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers va opérer ici avec des motopompes de faible capacité de 50 à 80 mètres cubes pour évacuer l'eau dans les maisons. Ces motopompes vont rentrer dans les maisons et aider les ménages à évacuer l'eau. Et l'eau maintenant qui sera déversée dans les rues sera évacuée par d'autres motopompes de plus grande capacité vers le bassin. Cette solution a été retenue, c'est 10 motopompes par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, auxquelles la direction de la prévention et de la gestion des inondations va ajouter 4 autres motopompes pour essayer d'évacuer les eaux rapidement. En plus de cela, une fois que les eaux seront évacuées, l'Office national d'assainissement et la DPGI vont mettre en place des camions hydrocureurs pour aider les concessions à vider les fosses septiques. Je voudrais aussi, comme je l'ai dit, je pense que je l'ai dit, présenter les condoléances, je l'ai dit. waaye bi ñu ñëwee tamit dañoo gisoon ne dañoo wax ne am na fii koo xam ne kii démb dafa ñàkk bakkanam ci courant bi nekkoon dafa nekkoon ci biir ndox mi courant maas ko kooku ñu ngi koy jaale njabootam yëpp di ko jaale dëkkandoo yi di wax ne daal gouvernement bi léegi nag yeneen matukaay yi nga xam ne moom la ñuy jël dans le cadre du plan Orsec pour indi ay ndimbal wala dara dana ci waxtaan ci biir ak gouverneur pour seet nan la ci gouvernement bi di taxawee.